kon asalaamaaleykum ñuy am waxtaan ak monsieur le maire Daouda Ndiaye nekk maire Yeumbeul Nord war a waxtaan ci sujet d'actualité jëm ci wàllum élection locale yi ñu jëm ak lu ko wër monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. waaw monsieur le maire ñu jëm ci li nga xam ne moom mooy ay élection locale d'ailleurs sax gis nañ ni dañu ko reporté. yow déjà en tant que maire en exercice lan mooy sa xalaat ci report boobu. waaw report bi li ma ci mën a wax mooy jamono moo ko indi ak yu war a am yu ñu jàpp ne des na waaye li may rafetlu ci ginnaaw report bi mooy consensus bi nekk ci ginnaaw ndax ki nga xam ne mooy njiitu réew mi. dañ daan faral di gis bu ñu falee président mu am benn mandat amaat beneen mandat nga xamante ne yaakaaratul beneen mandat pareen saa yi dina faral di jël ay décision yoo xam ne du diisoo du xalaat waaye gis nañ ne ci bii woo na opposition bi woo société civile woo force vive nation waxtaan ak ñoom ba déggoog ñoom ci kawi kàddu ngir ñu mën a doxal élection yi tekkiwul ne dañoo parewul wax dëgg yàlla ñun pare nañ te bari woon na ñu pare ci ñun. wante aussi dafa di xëy na bëgg na koo yaatal ku nekk ñu jox la sa chance ñi nga xamante ne aussi mooy sénégalais yi ñu xam dañuy soog a am fukki at ak juróom-ñett war a mën a bokk ci élection yi ñoom it ñu may leen seen chance ñu dëggu ci fichier bi xëy na loolu bokk na ci li nga xamante ni moo waral ñu randal ko waaye jàpp ma benn yoon ne dañoo desee pare wala leneen. pourtant wax nga ko léegi am na ñoom ñu ngi wax ni nguur gi ñu féete nguur gi ñoo pareegul ndax déjà ñu ngi ragal coow li nga xam ne mu ngi am tey ci wàllum pétrole bi coow loolu topp leen ba xëy na résultat yi ñu doon xaar duñ ko am beneen bi ñu ngi wax ni problème de trésorerie la état wu Sénégal am moo tax mënul organiser loolu est-ce que yaakaaroon ni dañu laxasu ci consensus dialogue pour pousse affaire bi mais am na yeneen raison yu tax ñu reporté ko. xam nga diisoo ak waxtaan dafa gën loo gis ci àdduna bu dee dañ koo teg ci diisoo teg ko ci waxtaan amul beneen maanaam lay bu gars yi war a mën a dellu dugal ko ci suuf daal ne nangam ak nangam ma war a tax bu dee coowul pétrole ak coowu gaz bu bëree ba bëri benn maire la topp ci wala ñaari maire la topp ci ñi ñu ànd ak ñun ñëpp kon yaakaar naa ne loolu teewul ñu waroon a mën a organiser ay élection jotewul dara tamit nag ak élection locale yu ñu war a mën a organiser dafa di nguur boo ko jiitee da ngay yemale ñëpp da ngay yaakaar ne ku nekk dafa war a am chance am opposition bi it dara wanewul ne ñoom it pare nañ pour dem ci élection yi kon mbir mi du kii moo pare wala kii moo pareegul mbir mi mooy nan la ñuy organiser macha allah président Macky Sall bu mu fi nekk ba léegi élection bu mu fi mës a organiser rek dafa mucc ayib ci mbirum contestation ak ci mbirum yeneen xëy na nag bëgg naa teg élection yoo xamante ne kenn du ko jiixi jaaxa kenn du ko laam-laamee moo tax muy jéem a dajale condition yi nga xamante ne moo jëm ci élection yu tegu ci yoon élection yu jaar yoon élection yoo xam ne ñëpp ñoo ciy bokk ay chance man day gis-gis boobu laa ci am. beneen bi monsieur le maire gis nañ ni élection yi dana wuute. xëy na ak yi doon am te muy dinañ ci dugal ci wàllum parti politique yi li nga xam mooy parrainage beneen bi aussi muy caution bi nga xam ni fixé nañ ko te ñu bëri di wax ni xëy na dañ ko def pour dindi ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox yi te bëggoon a jiite tey seeni gox yéen ngeen bokk ci nguur gi est-ce que du da ngeen gis ni tey nit ñi takku bëgg a jël mairie yi est-ce que menace la moo tax ngeen teg caution bu toll noonu. xam nga. question bi nekkul ñun ñoo ko teg yaakaar naa ni ci ginnaaw waxtaan tamit ba tey damay indiwaat waxtaan bi nga xamante ne muy opposition muy pouvoir muy poste bi dañoo waxtaan ci seen biir yaakaar naa ba indi caution teg ko xam nga pëccëxoo dafa baaxul ci dara jàngat bi ñu def ci élection yi passé parrainage tax nañu am juróomi candidat am élection yu gaaw a sotti élection yu yomb élection yoo xamante ne yu yomb la woon ci ñëpp ñi doon xëy di voté ji waaye jóge nañ ci élection législative yoo xamante ne 47 liste nga xëy di rang suba ba ngoon mu nekk ay élection yu metti waaye ñu jóge ci jëm ci élection yoo xamante ne gën ngaa bëri weesuwul juróomi candidat parrainage moo ko waraloon kon jàngeet nañ ci ne parrainage bi kat baax na ci mbirum ci démocratie buy avancé ndaxte ñun ñii kenn mun leen a tere am ay ambition
kenn mënu leen a tere am ay ambition nguur gi moo war a organiser wu ba nga xamante ne li muy def dina ko mën a liggéey lijjanti ko ba ku ci nekk mën cee yem chance waaye aussi mu bañ a am ñuy saboter ndaxte aussi bu ne kum neex nga jógee fële bind sa liste bopp ñëw taxaw loolu du yombal démocratie bi du yombal liggéey bi yaakaar naa ne loolu moo war a indi caution bi damaa jàpp ne dafa war a nekk sax avantage pour ñi nga xamante ne dañoo bëgg a bokk ci élection yi ndax lan ndaxte bu dee parti politique ba nga xamante ne teew na fu nekk ci réew mi neewuñ ko liste boo am ak candidature boo am day joxe caution dama yaakaar day ñëw caution teg beneen parti bu mu mën a doon bu ñu organiser woo teg ko loolu beneen jàngat mu ngi ci ginnaaw ban jàngat mooy na nit ñi booloo na nit ñi kuréelu na nit ñi nekk benn pour mën a am plus de chance pour caution bi mën a woyof ci ñoom mais ñu am plus de chance pour mën a bokk ci élection yi mën see jëlee ndam. beneen bi muy li nga xam ne moom mooy acte 3 de la décentralisation bi nit ñi di wax ay imperfections yi nga xam ne am na ci biir muy matadi yoo xam ne mu ngi ci biir est-ce que temps bi nga xam ni pour tey jël nañ ko pour reporter ko élection yi waruñu ci woon taxaw seetlu xool li nga xam ne matul ci acte 3 boobu nga xam ne maire yu bëri tey ñu ngi jooy matadi gi nga xam ne matadi na ko pour gën ko joyanti. xam nga man acte 3 de la décentralisation dafa am gis-gis bu ma ci am bu bokkul ak sama collègue maire yi liñ ci am ñun de Yeumbeul dañoo rafetlu bu baax acte 3 de la décentralisation ndaxte aussi commune la boo xamante ne dafa gis boppam ci acte 3 de la décentralisation lu bëri lu ñu daan def lu commune bi di def tey mënu ko woon ci acte 2 bi muy 96 ba 2014 yàlla dogal na bañ nekkee ci boppu commune bi ba tey yàlla dimbali nañu ñu ngi fay ay salaire comme ni mu waree yàlla dimbali nañu ñu ngi investir yàlla dimbali nañu ñu ngi réaliser yàlla dimbali nañu ay partenaires ñu ngi dugal seen loxo commune baa ngi jëm kanam waaye yàlla dimbali nañu nguur gi ñëw investir fii lu am solo réforme la woon du yomb dañ koy gunge nan lañ koy gunge mooy ku te nekk xam ne teg nañ ci sa loxo loo xamante ne yaa ci war a indi d'abord lu ko jëmale kanam damay doon joxe exemple am na ay maire yoo xam ne dañ daan mës di ñaawlu acte bi te ñoom nanguñu woon wàññi seen train de vie maanaam nañuy fonctionner maire bu fekkente ne dafa nekk ci commune bi di voyager lu ëpp ministère des affaires étrangères li muy voyager chaque jour mu ngi entre 2 avions ba pare su waxee bëgg a décrier acte bi man loolu vraiment dama koy gis mu xaw a contradictoire ci samay bët yàlla dogal na néew ma du ma génn dëkk bi wax dëgg yàlla man su ma xoolee daaw toute l'année 2018 ba 2019 fi mu toll nii amul benn yoon bu ma génn réew mi ci gafaka commune bi li mu ci jublu mooy damay yaxanal li nga xamante ne moom lañ ma dénk muy ay ressources waaye it damay jéem fexe ba engagement yi ma jël ci kanam samay nawle mu mën koo respecté waaye du ma def su baaxee ma fëgg sama dënn ne man la su bonee ma gestu ne acte bi la loolu du yoon te du doxalin bu responsable. yaa ngi koy wax léegi est-ce que du acte 3 boobu ngay rafetlu yow di wax aussi bay tudd sax jàppale yoo xam ne état mu ngi la koy jàppale est-ce que du jàpp ni xëy na yow li nga nekk tey xaw a jege nguur gi ak ñeneen ñi mel ni yow est-ce que du le fait que ngeen ni profiter ci seen proximité ak nguur gi moom moo tax yéen ngeen am benn doxalin bi c'est-à-dire seen nekkin seen yoreen bi ngeen yore mairie yi mettiwul par rapport ak tey ñi nga xam ne ñoo nekk opposition. maanaam nguur gi buy dimbali du xool parti bi far ak moom ak bi farul ak moom répartition bi dafa am ci beneen baromètre bu ñu koy teg dinañ ko teg ci poids wu commune bi dinañ ko teg ci taayu population bi dinañ ko teg tamit ci doxalin bi nga xamante ne commune bi mi ngi koy doxalee boo ko xoolee foofu damaa mas a wax ne commune bi indi bi ëpp ay jafe-jafe ci acte 3 de la décentralisation ci département de Pikine moo nekk la commune de Pikine Ouest te sama xarit Pape Gorgui Ndong jiite ko moo ne day ci nguur gi la bokk nekkoon na sax ministre ci biir nguur gi kon te moom moo gën a dund ay jafe-jafe yi nga xamante ne moom la acte 3 de la décentralisation indi kon nekkul dañ ko beral ma Samba bañ ko beral ma Demba dafa dina nag na nguur gi day dimbali communes yi loolu nag mairie dañ ko war a wax nguur gi day jël alal ju takku di ko jox communes yi di leen wax ne dama leen di gunge ci compétence yi ma leen transféré dafa am ñoo xamante ne nag gunge boobu mairie nguur gi di leen gunge jëmale wuñ ko fañ ko war a jëmalee loolu mooy wax ji damay jël exemple ci mbirum sport ñun par exemple tey ci su ma ko waxee duñ ma jéppi at mu jot li ñuy joxe ci ay subvention ni ñuy façon bi ñuy gungee suñu ay ndaw ak suñu ay ASC amul fenn ci département bi mënuma wax amul fenn ci réew mi waaye bu dee at mu jot
nguur gi daf ñuy jox ci ay fonds de dotation de la décentralisation daf ñuy jox ay fonds de concours daf ñuy am sur fonds propres ñu ne ASC bi par exemple li may jël rek ci sport bi ASC yi chaque année dañ leen jox équipement complet dañ leen jox ay loisirs dañ leen jox ay ballons dañ leen jox subvention boo xamante ne presque day passer du simple au double te bépp manifestation bu ñu am aussi ñu fekk leen ci loolu bu ñu nguur gi dimbaliwul woon duñ ko mën a def nguur gi nag dimbaliwul commune bi bàyyi commune bee nguur gi commune yëpp la boole di dimbali maire bu ko nangoo wax ak maire bu ko nangul wax. ñu jëm ci élection est-ce que Daouda Ndiaye tey mën nañ wax ni candidat la à sa propre succession. waaw loolu c'est naturel sama nekkaatee candidat à ma propre succession c'est naturel man ndaw laa nag ndaxte yàlla def na bu may dénk commune bi aw ma 40 ans te maa ngi góorgóorlu ci dëkk bi li ma mën maa ngi koy def pour waa dëkk bi mën a bég ci li ñu dénk kon naturel na bu ñu yeggee ba ci cappaandaw gi ñu àndaat ak ñoom laaj leen te wax dëgg yàlla suñu taxawoon ci kanam Yeumbeul waaye tey siggit leen laajaat commune bi du ñu am gàcce ndaxte góorgóorlu nañ suñu kemtalaay kàttan liggéeyal waa Yeumbeul defal leen suñu kam kàttan te xam ne nag lu ñu leen defal mérité nañ lu ko ëpp tamit. mais xanaa kuy laajaat dafay fekk ni la nga liggéey wóolu nga ko tey lan nga mën a teg ci loxo nit ñi wax ni tey lii man maa ko fi def depuis bi ma fi ñëw ak léegi. su ma sañoon nga indil ma compétence transfert par compétence domaine de compétence yépp bu ci nekk suñu waxee ne lii lañ ci def da nga naan loolu amul te fii la xewee ci commune bi nee naa fi sànq ba ma doon ñëw en 2014 fekkoon naa ñu amee ay weer yu ñu leen fayul woon loolu dëgg la waaye tamit góorgóorlu nañ ba tey jii may wax ak yow yoraluñ leen ñaar fukk ba weer bii dee fay nañ ko. waaye tamit ci ay réalisation boo demee nañu jël ci mbirum d'abord wér-gu-yaram at mu jot benn commune bi mooy commune bi nga xamante ne at mu jot dina jënd ay médicaments ak ay matériel médical luy xaw a jege 80 millions séddale ko poste yeeg case yi nekk ci commune bi yëpp te loolu damay wax sous le contrôle du médecin chef de district bi nga xamante ne moom moo fi nekk yàlla dimbali nañu bépp poste de santé bu fi nekk rek commune bi dugal na fi loxo maanaam réfectionné nañ ko wala équipé nañ ko yóbbul nañ leen ambulance wala yóbbul nañ leen matériel loolu yàlla dogal na ko fii ci commune bi waaye yàlla dimbali nañu ñu jël benn poste de santé tabax ko sur fonds propres fii ci commune bi muy poste de santé bu Darou Rahmane 2 donc ci loolu ci mbirum wér-gu-yaram tamit ba léegi yàlla dimbali nañu ñu am ay partenaires yoo xamante ne dimbali nañu ci ay ambulance médicalisée ñu jox ko poste yi ak case yi yàlla dimbali nañu it ñu recruter personnel dugal ko poste boo dem boo nee kan la fi mairie bi di fay dinañ la kii kat mairie bee ko fa indi di ko fay loolu moom am na te duñ ko kenn du ko weddi bu ñu jógee ci loolu mu ci mbirum njàng ak njàngale ci mbirum njàng ak njàngale bi at mu jot yaa ngi koy seetaan ci tournée yi dinañu jënd fourniture pas yu doy parce que lu doy kenn mënu ko am jox ko ndongo yi nga xamante ñoo nekk ci daara yu tuut yu suufe yi yóbbu leen ay fourniture yóbbu leen ay li ñu soxla si mbirum njàng waaye yóbbu leen ay blouse yoo xamante ne parents d'élèves yi ñoo ko doon jënd réfectionner leen seen tablement yi wala jënd ay tablement defal leen ko ci salle de classe yi loolu aussi ak partenaire bu tudd ak JICA dimbali nañu ñu tabax un CM bu bees tàq muy CM Yeumbeul 2 bi nga xamante ne moom moo nekk fii ci cité comico bi donc boo ñëwaatee ci ay mbirum réalisation également commune bi jël na xaalisam sur fonds propres tey di tabax école boo xamante ne boo demee école El Hadj Alioune Kébé di nga gis ne ñu ngi fay tabax école boo xamante ne balaa école ubbi incha allah dinañ ko inaugurer tout tànk yi mën cee dellu. dem nañ tamit ci mboolem école boo xam ne gis nga fi rek personnel mi ngi foofu ñu teg bu dul teg nañ fa gardien teg nañ fa femme de charge ñu ngi leen topp di leen dimbali ngir loolu mu mën a jëm ci kanam ci mbirum jàng ak njàngale nag dama ci nuyu sama conseil technique bi Djibi Diouf nga xamante ne c'est un directeur d'école à la retraite dañu si xelal comme ni ñu jóbbu daaru di dimbalee ci sport bi pour que ñu gën a jege ndaw ñi bu ñu demee ci accompagnement ndaw ñi ak accompagnement famille sur le plan culturel sur le plan sportif yaakaar naa événement bi gën a mag si département de Pikine bi fii lay xewee muy Yeumbeul muy le 31 décembre xale yëpp xam nañ ko day regrouper des milliers et des milliers de personnes ay artistes de renom lañ fiy indi ñu fanaan ak xale yi di leen bëggal dañoo réussir bi mel ni mbir mooy décomplexer la population de Yeumbeul maanaam tey bu dara xewee ñu ni dañuy dem place d'indépendance di seetaan Yeumbeul da koy jéem a créer dama leen waxoon dinañ fi créer place d'indépendance tekkiwul jëli édifice bi indi ko teg waaye tekki nag créer le même événement dans les mêmes conditions avec une même mobilisation ñu créer ko fii te loolu moo fi xew barki dem boo njaay fan zone bi ñu fi def boo seetaanee vidéo bi réunir na presque 5000 à 10 000 personnes pourquoi mooy finale coupe d'Afrique lañ jëmoon Sénégal qualifié comme ñu utiliser relation yi rafet yi ñu am ak ASC yi convier leen
c'est l'occasion de saluer les présidents de zone et les présidents d'ASC ñu dem ci kanam sous-préfecture bi ñu indil leen écran boo xamante ne du écran bu ndaw am na ñu amoon ay écran yoo xam dañ ko taalee dafa fay xale yi kontaanuñu mais ñun dañoo indi écran boo xam ne alal ju bëri lañ ci def xale ñëw seetaan kontaan bég ñu dem mu nekk relation bu rafet suñu diggante ak ñoom sur le plan religieux soo xoolee tey relation bu ñu am ak église bi dañ leen a équipé boo leen demandé boo ñëwee lu ñuy defal mosquée yi dañ ko dem defal église bi événement bu ñu xewle commune bi fekk na leen si jàppale leen je parle sous le contrôle du curé ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi may seetaan te dëkk ci la paroisse Bienheureux Édouard Pop de Yeumbeul waaye mosquée yi fi nekk toutes les grandes mosquées ont été équipées en kit solaire 80% des mosquées de la commune ne payent plus des factures d'électricité à cause de la commune bi moo leen indil ay kit solaire yoo xamante ne fayatuñu courant te li may wax nii ñu ngi may seetaan bu amee xam nañ su amul xam nañ loolu c'est sur fonds propres lañ ko defee. concours Quran bi ñu def bu yàggul waxuma li mu mobilisation bi mu créé waaye li mu dajale ci ay chefs religieux ñu ñëw fekkee ci événement bi fii ci Yeumbeul mën nañ ne mos fee am kon ñu ngi góorgóorlu ki jàppale président de la République président Macky Sall ci lim ñu dénk maanaam ci responsabilité bi nga xamante ne ñu ngi koy incarner sur le plan politique sur place waaye aussi la responsabilité bi ñuy incarner sur le plan administratif te population yi wóolu ñu dénkuñu seen ay kàddu ñu ngi siy jéem suñu kéemtalaay kàttan dama ko jël nii au volet waaye am na yeneen ak yeneen réalisation yoo xamante ne mënoon nañu koo citer fii te commune bi jot koo def kon yaakaar naa ne lii nag suñ ko tegee sur la table tey jii ñuy wax ak yow commune bi yóbbu na juróom benn nit Màkka ñu ngi si tey jii ñu ngi si loolu ñuy dem nañ ñuy demaguñ mais def nañ ko te chaque année aussi mooy commune bi nga xam ne bu tabaski jotee imaamam yi chef religieux yi leneen di yóbbul ay xaru tabaski leneen di yóbbul ay yére pour dimbalee ko imaam yi mooy commune bi nga xamante ne événement bu mel nii day solal ay orphelins yi nga xam dañoo dëkk si commune bi perte seen ay waajur commune bi moo leen di solal yére moo leen di jëndal yére ci événement bi solal leen ko gunge leen loolu commune bi mu koy def sur le plan social kon yaakaar naa ne bëri na ak yoo xamante ne mën nañ ko wax mais jot nañ jaar fii daal quand même ak population Yeumbeul yi. mais monsieur le maire maa ngi la dégg ngay wax sànq ba léegi mais xëy na sax du sorol tey ngay dimbali xale yi ci emploi mais tey ci ban fànn nga leen jàppale muy xale yi nga xam ni parce que xam nañ ni banlieue tey bu ñu wax chômage xëy na bokk na ci ñi gën a touché ci wàllum chômage yan taxawaay nga def tey pour mën a jàppale xale yi pour ñu tàggalikoo ak li nga xam mooy ñàkkum liggéey. waaw xëy na sax du mën naa ne vocation collectivité locale bi nekkul utal xale yépp ay xëy waaye ñu ngi ciy gunge tambay nag ci sa wew tànk commune bi tey jii ci ñu mu jël ñu koy liggéeyloo ëpp nañ téeméeri nit ak juróom fukk yoo xamante ne commune bi moo leen di fay directement ëpp na aussi ñu bëri ñoo xamante ne commune moo leen di fay indirectement ci commune lañu seen salaire di jógee ñu leen di fay chaque fin du mois waaye dimbali nañ ndaw ci ay formation damay saluer un programme de l'État dans le cadre du Promoville ñu jëlal ñu lu tolloog ci téeméeri ndaw yoo xamante ni dañ leen a jàngal métier defal leen formation ba pare jël leen ci chantier ñu ànd ak ñoom di liggéey loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñu ngi ut ay formation aussi pour jàppale xale yi ñu nit ñu ngi jéem a góorgóorlu ci ñu tane ci wutal xale yi am xëy waaye xam nañu chômage bi metti na te ñu ngi saluer présence su conseil communal de la jeunesse tamit fii ci Yeumbeul ndaxte aussi ñoom it nag suñu ay ndaw lañ mais suñu ay partenaires lañ yoo xamante ne ñu ngi góorgóorlu def seen kéemtalaay kàttan ngir ndaw ñi mën a am ay formation mais aussi ngir ndaw ñi mën a am ay métiers yu leen mën a permettre ñu mën a am liggéey bu décent. nga nekk responsable politique fii ci Yeumbeul Nord mais aussi bokk ci Pikine ñu xam ni Pikine fu bokk na ci fi gën a danse tey ci wàllum kujje politique yéen ci seen biir sax déjà tey leadership bi nga xam ne waroon na am tey dafa jafe tey ñu ne diw moo fi taxaw diw moo fi jiitu est-ce que loolu bu yàggee du leen porter préjudice ci surtout élection yi nga xam ni ñu ngi ci jëm. waaw xam nga politique moom ak adversité dafa yàgg. man maay coordinateur coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci commune Yeumbeul Nord mooy saluer sama mbokku responsable yi ngi ma ko sas
ci comité électoral bi ñu jëm ñu jógee woon te ñu doon ci fal président de la République pour un deuxième mandat ci politique dafa baaxoo xëccoo dafa baaxoo ay ambition loolu dëgg la wante nag terewul ñu ngi jéem a góorgóorlu suñ kéemtalaay kàttan di organiser wu problème leadership bi sentir nañ ko sur le plan départemental famille barki démb am na ñaxtu bu am waaye ñaxtu bi nekkul ne dañoo weddi wala dañoo bañ wala leneen déedéet daf ci am ñoo xamante ne dañoo jàpp ne gisuñu seen bopp te gisuñu seen bopp nag parrainage du neex a tekki sax ci wolof lan mooy gisuma sama bopp ndaxte bu fekkente ne defal nañ la teraanga tey suba ñu defal sa morom nga ne pourquoi pas pourquoi pas man da ngay fàttaliku ne démb tamit yow la woon joxal defaloon nañ la teraanga waaye nag nguur dafa am na muy baaxoo boo jiitee junni yaakaar la nga mën a defal fukk wala ñaar fukk bis boo góorgóorloo ba defal téeméer dina am téeméer yu kontaan comme ni ma koy faral di waxee dina am juróom-ñetti téeméer yu mer waaye dina am téeméer boo xam ne dinañ comprendre ñuy ñaan rek ñëpp ñu xam ne ñu ngi ci pouvoir bi di góorgóorlu di avancer jeexagul ku ci gisul sa bopp sa bu mën nga ci gis sa bopp ñëpp àndandoo nekk benn bokk ndey ak bàyyi lu nit am keneen ki yéene ko je crois que loolu moo ëpp importance que ay querelle ay xiiro ay ŋaayoo yoo xamante ni jëmale wuñu fu sori donc may lancer un appel à tous mes responsables tous mes camarades responsables ñu gën a jàppale président de la République gën a jàpp dugg dans les rangs gën a téye parti bi gën a téye coalition bi xam ne loolu moom moo ñuy jëmale kanam wax dëgg yàlla nag président am na jafe-jafe ci ay kilifa yu ko war a nekkal à la base téye nit ñi ni ñu leen war a téye parce que aussi pareen saa yi koo ci dénk responsabilité dafay jéem a jël sa propre cour day jël ay mbokkam day jéem a jël ay xaritam day jéem a yooyu mooy indi clanisme yooyu moom mooy indi ay organisation yoo xamante ne bu liggéey bi yàqoo ci loolu lay jógee. Sur le plan communal politique moo baaxoo ay adversité il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui font semblant de travailler. am na ñoo xamante ne bruit la ñuy gën a bëri def yëngal pour wax wan kilifa ci kaw maa ngi liggéey bokkul ak nekk ci suuf di liggéey parce que liggéey politique dafa nekk liggéey boo xamante ne moment bi ngay liggéey pour dajale ko doo bëgg mu ànd ak bruit doo bëgg mu ànd ak coow loolu moo tax souvent les tonneaux vides font beaucoup plus de bruit que les tonneaux pleins comme j'ai l'habitude de dire mais quand même nous avons des responsables ñu nekk ci base bi di liggéey dans la discrétion boolewuñ ci yuuxu boolewuñ ci coow boolewuñ ci kii moo def lii mais dañuy liggéey dans la discrétion pour mbir mi gën a jëm kanam ñi nga xamante ne également dañoo nekk ci coalition bi ma leen di demander ñu rejoindre les rangs du parti ñu ànd liggéey ñu arrêter ces histoires de mouvement te dugg dans le parti ñu ànd liggéey c'est l'occasion de tendre une main à mon ami et frère camarade responsable Mamadou Mansour Sow qui est un grand responsable qui est en train d'abattre du bon travail et parce que aussi je l'ai vu avec une dimension sociale extraordinaire kon maa ngi koy tàllal loxo moom tamit wax dëgg yàlla fu mu mosoon teg tànkam ci biir parti bi mu teg fi tànkam fu mu mosoon teg tànkam ci biir coalition mu tegaat fi tànkam ñu ànd liggéey pour que vraiment parti bi gën a mën a am ay ndam ci kanam ak kanam. Monsieur le maire yaa ngi wax léegi Mamadou Mansour Sow ba sax di ko tendre une main est-ce que du loolu mënuñ ci gis ni da nga xaw a gis ni mu ngi liggéey jëm ci sa kaw wala est-ce que du da nga xaw a ragal tuuti moo tax ngay xëy na di njëkkante pour woo ko. sama rôle la tey fi ma position bi ma jël sur le plan politique sama rôle la ma tendre la main ñëpp pour que ñu ànd liggéey dans la coalition c'est normal que moom ay ambition mais damaa bëgg ko ambition yi mu ñëw défendre ko au sein de la coalition parce que loolu mooy jëmale coalition bi kanam ay léewén nag responsable bu liggéey base bi la bu liggéey ci suuf la dama koy reconnaître parce que aussi gis naa mu nekk ci suuf sans tambour ni trompette nekkul di def du bruit pour que ñun ñu xam ne mi ngi liggéey mais mi ngi ci suuf di liggéeyam c'est tout à fait normal je suis allé le voir j'ai duma awma complexe wax ko dem naa këram à 2 reprises soo seeti ko pour que ñu waxtaan sur le plan politique pour que ñu ànd aussi liggéey bi mu jëm ci kanam et que maintandi boobu dama koy renouveler parce que xam naa ne ku liggéey le président de la République la am na ñoo xam nag dañuy liggéeyal kilifa gi te duñ am chance mu xam leen te jàpp naa ne aussi moom bokk na ci ñooñu kon maa ngi koy tendre la main encore une fois di rafetlu liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy def di ko wax ne mu rejoindre les rangs de la coalition pour que ñu ànd liggéey mu jëm ci kanam. beneen bi Pikine gis nañu ni wax nga ko sànq mais dafa mel ni xëccoo bi daal
pareegul pour ñu am ci saafara pour yow tey ci lan lañ war a mettre l'accent liggéey ci pour ngeen am yéen ci seen biir ngeen déggoo bu fekkee ni benn cause rek moo tax ngeen di liggéey pour ngeen déggoo définitivement. xam nga kilifa bu bëggee wolof Njaay daf ne tegale bu jubee bi jiitoo jub kilifa buñ la jiitalee sur le plan départemental ne la yaa jiite bul jàppale kii parce que sama xarit la bul jàppale kii parce que moom a gën a jege mais na nga apprécier nit ñi selon liggéey bi ñu def sur le terrain na nga jëmmal ki nga teewal maanaam ki nga xam ne kii moom nga wuutu ci kàddoom na nga ko wuutoo ci maandu na nga ko wuutoo ci dëgg ak na nga ko wuutoo ci njub képp ku liggéey reconnaître na ko dafa liggéey ku liggéeyul lu mu la jege-jege rek xamal ne liggéeyul loolu mooy dëgg loolu mooy njub bu ñu ko bëggee def ci ay copinage bu ñu ko bëggee def ci ay kii laa faral ak kii moom a gën a jege dañuy rendre un mauvais service au président de la République et je crois que loolu aussi dafay indi un problème de leadership ci département bi kon ñu ngi invité responsable département yi ñu jéem a rester au-dessus de la mêlée maanaam ñu yemale ñëpp ñu xam ku nekk ku liggéey ñoo xam ne kii liggéey na ñu encouragé ko ci li muy def bàyyi nag nit kuy liggéey te liggéey lu dul président de la République ñu lay fakastal ak di la mettre les bâtons dans les roues pour faire la promotion de keneen ak keneen te je crois que loolu nekkul li nga xamante ne moom mooy li gën kon dañoo war a ànd gis naa ne si jigéen ñi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi liggéey ak wax dëgg yàlla l'honorable député Awa Niang j'ai vu que quand même ñu ngi organiser wu di liggéey bu rafet boo xamante ne mën naa jëmale parti bi si kanam. Ok.